boobu nag dafa fekk ni ñi nga xam ne ni ñoom ñoo soxla aussi produits yooyu ñooñu dañoo ñëwaat jël demandé waat li nga xam ne ni dafa bari te comme li ñuy def ci marché bi dafa wàññeeku te ñëpp a soxlandoo loolu moo indi rareté ci marché mondial bi mu gën a yokk prix yi bu ñu ci jëlee loolu aussi am na ci ay dëkk yoo xam ne ni taw yeeg neige beeg yenn conditions climatiques yi dafa yàq li nga xam ne ni moom moo doon indi seen mbay yi seen récolte yi dafa wàññeeku gis nañ ko ci blé bi gis nañ ko ci suukar bi gis nañ ko ci dëwlin bi loolu yëpp boo ko boolee ñu gis ni que li nga xam ne ni moom la ñuy jëfandikoo pour jëli marchandise yooyu bitim réew di ko indi ci suñuy réew maanaam mooy transport mooy fret maritime bi ñu gis ni que dafa jóge ci benn njëg bi dem ba ci ñett wala ñeent maanaam dafa triplé loolu dafa am njeexital bu muy indi ci njëg marchandise yi boo amee li koy transporter maanaam pour mu jógee foo mu nekk ñëw fii Sénégal aussi jafe-jafe yi gisoon nañ ko parce que li nga xam ne ni moom la ñu waxoon ci mbas bi restriction yi ak confinement yi ñu naan nit ñi nañu toog seen kër dafa indi incidence ci li nga xam ne ni moom la ñuy chargé bateau yi ci port yi dafa indi incidence ci li nga xam ne ni moom la ñuy defaree conteneurs yi ci port yi de cette sorte que pour nga gis conteneur sax wala pour nga gis bateau bu la indi sa marchandise fii ci Sénégal dafay indi jafe-jafe donc loolu yëpp dafa indi jafe-jafe ci marchandise yi ci prix bi indi jafe-jafe ci transport bi ñu gis ni nag ne que ñun Sénégal depuis 10 ans li nga xam ne ni moom la état bi di teg ci droit de douane yokkuwul li nga xam ne ni moom la état bi di teg ci taxe intérieure maanaam taxe sur la valeur ajoutée yokkuwul donc diggante bi lan moo fi changé ba marchandise yi yokk ci biir marché bi ñu gis ni que donc li ko waral mooy li ma leen expliqué léegi li nga xam ne ni moom la ñuy jëlee bitim réew du ñëw te mu yokk ak transport bi état bi nag loolu mooy diagnostic bi xool nañu ko gis nañu ni que lii gannaaw am na naka la ñuy def pour que effet yi mu bën a am tout njeexital bu bëri ci li ñuy wax pouvoir d'achat wu sénégalais yi maanaam consommateurs yi mën ci gis seen bopp état bi ne léegi dama koy atténuer ni ma koy atténuer mooy que ni man comme ñaar laa am naa samay droit de douane am naa sama taxation intérieure dama koy wàññi ma def ko ci suukar bi dindi li ñuy wax taxe complémentaire à l'importation wala la taxe conjoncturelle à l'importation dindi valeur de référence bi nga xam ne ni moom lañ doon def ci suukar bi pour que ñi nga xam ne ni ñoom ñooy nekk fii Sénégal di ko dem di ko jëli gannaaw li nga xam ne ni moom la ñuy defaree fii ci réew mi te compagnie sucrière yor ko maanaam dafa commencé jeex il fallait que ñu jox ñi nga xam ne ni ñoom ñoo ko war a jëli mooy commerçant yi ñu mën a am fit am moyen pour mën ci gis seen bopp ñu wàññi taxe conjoncturelle à l'importation bi ba pare def valeur de référence bi dindi ko léegi képp kuy importer suukar dañu naan valeur CAF bi moom la ñuy jël ñu gis ni que am na njëriñ parce que tax na ni que suukar bi ñi ko waroon jëli nañ ko suukar bi di mu waroon doy dugg na ba pare suukar bi li ñu ci doon soxla en terme de baisse de prix appliqué nañ ko ñu yóbbu ko jëlee ko 700 francs ci prix pratiqué sur le marché indi ko ba 600 francs ñu ne léegi beneen aspect bi aussi état bi ne léegi sama droit de douane yi ma doon def ci blé bi lu tax blé bi parce que blé bi moom la ñuy defaree farine ku ne wax farine wax nga mburu boo bëggee mburu bi mu bañ a yokku da ngay def tout pour que prix wu farine bi mu bañ a yokku état bi ne nag gannaaw comme noonu la demee te li xam ne ni moom la ñu gis ci blé bi bu ñu bàyyee noonu saaku farine dana jar fii Sénégal 23000 wala 22000 état bi ne léegi sama droit de douane yi dama koy dindi zéro dindi ci aussi TVA bi may jël ci farine bi ma dindi ko zéro mu waral ni que farine bi dañu ko maintenir tënk ko ci prix bi nga xam ne ni mënatul woon changer tant que blé bi mu ngi toll ci niveau wu 300 euros prix rendu CAF état bi ne léegi aussi loolu dama koy def ci dëwlin bi nga xam ne ni moom la ñuy gën a jëfandikoo mooy huile de palme bi dëwlin boobu tamit état bi ne léegi comme am naa ay industriel am naa ay usines yoo xam ne ne mën nañ ko jëli bitim réew brut bi raffiné ko defar ko dugal ko ci kii ba pare jaay ko ci prix bu baax ñooñu dama leen di dimbali ma wàññi seen droit de douane ñu ne léegi dem nañu wuti ko ñu dem jëli benn TA yi moom la ñuy wax taxe d'ajustement à l'importation ñu def ko de 5% pour que dëwlin boobu mu mën a dugg ñu koy jëfandikoo di ko raffiner di ko jox askan bi ci prix boo xam ne ni moom la ñu bëgg mooy pratiquement 1200 francs le litre. alors ñu ne nag ci ceeb bi aussi dañuy maintenir li nga xam ne ni moom mooy TVA bi nga xam ne ni 0% la depuis 10 ans moom moo fi nekk mais état amoon na sañ-sañ changé ko mais comme état daf ko maintenir loolu itam dañu koy préciser ne ko ceeb bi aussi bu muy dugg fii Sénégal 0% lay nekk ci TVA mais teg nañ ci aussi droit de douane 10% parce que droit de douane boobu moo fi nekk depuis 10 ans pour protéger ñun suñu ceeb bi nga xam ne moom la ñuy bay fii ci Richard Toll ak ci vallée ak ci Anambé bi muy nekk ci le riz de la vallée ceebu vallée boobu bu fekkee ni dañu nar a def 0% ci lépp
suñu ceebu vallée bi duñ ko mën a jaay donc pour mën a am compétitivité par rapport ak ceeb bi ñuy importer ñu ne léegi dañuy maintenir droit de douane 10% bi nga xam ne moom moo nekkoon ci ceeb bi pour que suñu ceeb bu mbay bi mu mën a ñu mën ci gis ñi nga xam ne ñoom ñoo koy defar ñu mën ci gis seen bopp. donc lii mooy mesures yi nga xam ne état bi daf ko jël pour mën a maanaam atténuer choc bi nga xam ne moom la ñuy jëlee bitim réew. alors ñu gis ne que état bi ci mesures yooyu ma leen wax ni yëpp daf ci ñàkk 47 milliards de francs CFA maanaam daf ko bàyyi daf ci renoncement la comme ni koy tubaab bi di waxee te renoncement boobu c'est pour que mu am njeexital ci li nga xam ne ni moom lay consommateurs yi di jëndee ceeb dëwlin ak suukar ci biir marché bi. ñu gis ni que effectivement mesures yooyu impact bi ñu ci xalaat mooy lan mooy que ni ceeb bi nga xam ne ni moom la ñu gisoon mi ngi doon jar 325 juróom benn fukk ak juróom ba juróom-ñaar fukk kilo bi mu dellu si dem juróom benn fukk dërëm ci marché bi. suukar bi nga xam ne ni dañ ko daan gis mu nekk téeméer ak ñaar fukk ak juróom wala téeméer ak ñaar fukk ak ñeent fukk suukar bi ñu delloo si ko mu nekk 600 francs juróom téeméer ak ñaar fukk kilo bi. dëwlin bi ñu gis ni que barigo dëwlin bi 20 litres bi ñu doon jaay juróomi junni ba juróom benn junni litre bi ñu andi ko ñaari téeméer ak ñeent fukk mu nekk boo jëndee barigo 20 litres bi mu nekk maanaam ñeenti junni ak juróom-ñetti téeméer muy 24 000 francs maanaam walaat bi nga xam ne ni moom lañ doon jaay dosette bi mi nga xam ne ni moom la ñuy jaay juróom-ñetti fukk mesure bi impact bi muy indi mooy que ni dañ ko indiwaat mu nekk juróom-ñaar fukk. farine de blé bi wax naa leen ko permettre nañu saagu farine bi ñu tënk ko ci 16 700 yi nga xam ne ni moom la nekkoon buñ ko tënkee ci loolu farine bi du yokku mais mburu bi aussi gis nañu du yokku donc impact bi nga xam ne ni moom la ñu bëggoon ci prix yi loolu lañ ci jublu woon te def nañ ko ci. léegi bi ñu defee loolu yëpp est-ce que appliqué nañ ko ñun sur le terrain alors comme demoon nañ conseil national de la consommation le 31 août pour ñu mën ko appliquer. dafa laaj ñu jël mesure bi nga xam ne moom la ñu jël mooy arrêté de fixation des prix au détail lan moo waral ñu def ko c'est parce que dañu gis ne que ci détail bi foofu la ñu gën a amee problème pour que ñuy appliquer prix yi chaque fois que ñu ne wàññi nañu détail bi moom tout le temps dañ doon am problème pour ñu appliquer mesure wàññi dañuy wax naan que waa sama fi njëg bi ma ko jëndee moo cher tant que jeexul du ma wàññi wala sama stock bi ma yor dafa ancien prix laa ko jëndee wàññeekuwul. alors que ñun gis nañ ni que même loolu sax spéculation la parce que boo jëlee exemple bi ñu jël ci ceeb bi par exemple ceeb bi grossiste beeg importateur bi yokkuñu seen prix bi ñuy jaayee maanaam détaillant bi daf ko doon jënd ci 275 000 francs la tonne maanaam 275 francs le kilo yoon daf ko may ne que chaque fois boo jëndee 275 francs kilo da nga ciy teg 15 francs mooy sa marge bénéficiaire nga war ko jaayee 290 mais li ñu gis mooy. 325 lañ koy jaay ba 350 donc loolu spéculation la te spéculation yooyu pour mu dañ il fallait que ñu am arrêté boo xam ne ni dafay bloquer prix yooyu yëpp au détail moo taxal ñu bloquer prix bi au détail sur l'huile le sucre ak dosette bi ñu ko defee nag ñu ne nag léegi arrêté bi jël nañ ko léegi ñun dañuy def benn campagne de communication des prix à travers des affiches comme état jël na moyens yu am solo teg ko suñu biir jox ñu 35 véhicules jox ko à la disposition de la direction du commerce intérieur ñun ni tamit ñu jël suñuy affiche ak lépp loo xam ne ni moom mooy publicité de prix liggéey ci ak délégué de quartier yi liggéey ci ak délégué de marché yi liggéey ci ak association de consommateurs yi liggéey ci aussi ak ñi nga xam ne ni mooy boutiquiers yi parce que boutique bu nekk dem nañ fa jël affiche taf ko foofu pour que nit ñi mën a xam consommateur bu ñëwee mu xam ni que prix yi lii la loolu bi ñu ko defee nag ñu xool ni que jot na comme def nañu 1 mois d'application sur le terrain ñu ñëw tey woote ñu nag yéen ak journalistes yi ñu def évaluation boobu noonu évaluation bi lan la joxe mooy que ni gis nañ ni que ñun d'abord li ñu si jëkkoon jublu ci njëlbeen bi mooy que ni d'abord que ni produits yi nañ koy gis ci marché bi na ngay gis suukar na ngay gis dëwlin na ngay gis ceeb te loolu defe naa ni mesure bi am na ci efficacité parce que tey li nga xam ne moom lañ doon gën a dund mooy ci suukar bi dañ daan gis quartier yu bëri Dakar suukar bi da doon manqué mais mesure bi ñu ko commencé appliquer gis nañ ni que suukar yi dugg na ci biir marché yi dugg na ci biir gox yi te dem na ci biir boutique yi loolu mooy approvisionnement bi loolu lañ doon njëkk a xool te alhamdulilah loolu suñu borom defal nañu ko alors gannaaw loolu nag ñu ne nag léegi des na prix yi
parce que prix yi comme jël nañ mesure pour tënk ko tënk boobu il faut que mu feeñ ci li nga commerce consommateur bi di jëndee ñu gis ne que ñun contrôle yi ñu def yépp ci pendant tout le mois maanaam 87% commerçants yi ñu ngi respecté prix yi maanaam boo jëlee téeméer bu nekk juróom-ñetti fukk yi ak juróom-ñaar ñoom ñëpp ñu ngi appliqué prix yi ñi ko dul appliqué mooy fukk ak ñett maanaam téeméer boo jël fukk ak ñett